dibeer fukki fan ak ñett si maamu koor atum ji nekk ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaar yi marax gi dañ koy doori ak tiis yi nga xam te bi dal na ca réew Mali ak faatu ki nga xam ne moo di Ibrahima Boubacar Keïta nekkoon fa njiiti réew bi ñu foqatee nguur gi ci moom daanaka jamono ji réew Mali nekk ci jalt fukki fan ak juróom-ñett ci août atum 2020 nekkoon koo xam te ni bi ràññeeku woon na lool ci wàllum politique donte nguuram gu mujj jafe-jafe ba askan wi génn la mujjee ab nataalam ñu del si waat si ak jaar-jaar ki nga xam ne moo di Abdourahmane Ly. mu nekkoon jëwriñ wu ñu dénk wàllum affaires étrangères balaa moo nekk élimaanu jëwriñ diggante 1994 jàpp 2000 gannaaw gi Ibrahima Boubacar Keïta nekkoon na fi njiital pencum ndawi réewum Mali balaa askan wa fa di namm ci moom njiitu réew ma fa ci atum 2013 balaa ñu kaa falaat ci atum 2018 ki le fekk baax si dëkk bi ñuy wax Koutiala du yeggali boobule mandat ci jamono ji nga xamante ni wàllum jihadisme tàmbali na fës loolu ci dëkk ba. coup d'état moo ko waral nga xamante ni li ko sabab gën na cee bokk askan wi jugee fu ne wàcc ci tali bi di sàkk mu jugee ci bopp réew ma ci ayu bés yu bëri askan wi ñu faree ci société civile bi ñu ci mel ni M5 RFP dañoo wàcc ci tali bi di sàkku ci IBK ci mu bàyyi nguur gi moom ak gouvernement wam ndax lu ñu jàpp mooy ne mënuñu leen génnee ci jafe-jafe yu ñuy jànkonteel jëm ci wàllum koom ak ci wàllum kaaraange. ñu ngi kaw ci kon ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août ci atum 2020 moom ak gouvernement wam ba noppi tas ñi nga xamante ni ñoo composé pencum ndawi réew ma fa moom ak élimaanu jëwriñam Abou Cissé la ñoo arrêté ba noppi yóbbu leen ci ab camp militaire bu ñuy wax Kati depuis boobu kenn déggaatu ko mu wax ci situation réew mi jëm ci ni muy doxee lu ñu gën a jàpp nag ci nguur bokk na ci négociation yi nga xamante ni moom tàmbali woon na ko diggante kon nguur gi ak jihadiste yi ngir jàmm mën a dellu si waat ca Mali mu juddu si ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weeru janvier ci atum 1945 moom it génn na àdduna ci weeru janvier ci atum 2022 si jamono ji nga xamante ni dëkk gu mu jiite woon mu ngi dund ay mettit gannaaw bu CEDEAO tegee ay daan dëkk bii di Mali. tey jii CEDEAO lu muy sàkku si ñi nga xamante ni ñoo foxati nguur gi ci moom mooy ñu amal jongante njiitu réew yi lu mu yàgg-yàgg ci weeru février ci atum 2022. Abdourahmane Ly faatoog Ibrahima Boubacar Keïta si juróom-ñaar fukk ak juróom-benni atam nekk ay jamono yoo xamante ni bi daanaka ñàkk a déggoo am na ci Afrique soowu jant rawatina ñi nga xam ne ñoo bootu si réew yi nga xam ne bootu si CEDEAO ki nga xam ne moo di Alioune Tine jiite Afrikajom Center ginnaaw bi nga xam ne jàll na ñi nga xamante ni bi ñoo di waa Mali ñaawlu li nga xam ne it moo di doxalin li nga xam ne jalti indi na ko fa leen xal na li nekk loo xam ne dina tax njiiti réew yi CEDEAO yi dem jaale ji ki nga xam ne moo di Assimi Goïta waaye tamit ak ginde ku mën a am ci seen i diggante ay kàddoom ñu teewlu ko si jokkoom ak i rajo. loolu mooy IBK waa CEDEAO yëpp dinañ dem jaale ji ko kii nga xam ne mooy Assimi Goïta. ñëpp dinañ dem kenn mënul tànqamlu loolu ci CEDEAO. te it mu nekk benn occasion boo xam ne mën nañu def benn sommet boo xam ne day nekk réconciliation ku ne xuloo ak xeex ci ñaari organes yoo xam ne dañu feebar CEDEAO dafa feebar. Mali dafa feebar ñaar ñu feebar bu ñu xeexee musiba rek lay andi mu nekk occasion boo xam ne peut-être réconciliation mooy am entre CEDEAO ak Mali ñu xool dindi sanctions yi kenn d'accord ci Sénégal presque kenn d'accord ci àdduna bi ak ci Afrique donc ñu seet nan lañ koy lever frontières yi en réalité bu ñu nit di dem naan dañuy jàlle ji foog ñu lever frontières yi. faatu Ibrahima Boubacar Keïta mën naa am du soppi lu bëri si jafe-jafe yi nga xam ne Mali ñu ngi koy dund jamono ji kàddu yooyu ngi tukkee si ki nga xam ne moo di Amidou Anne moom mi nga xamante ni bi xëy dafay daal di kasu si wàllum politique li mu jàpp moo di joyanti war naa bëri waaye tamit réew Mali jamono ji dafa nekk si jalti yoo xam ne ñu ngi koy dund te ñëpp war nañ leen a gëstu ay kàddoom ba léegi ñu teewlu ko si jokkoom ak i rajo. yoroon na nag réew mi ci yorin bu doy waar parce que Mali dafa nekk réew moo xam ne dafa feebar Mali économiquement dafa feebar plan social dafa feebar te élite politique maanaam ñii politique Mali dañu mel ni rek mel na loolu la ñuy gis tamit suñu réew yi Sénégal ak réew yi dem ak Guinée mooy dañu nekk ay élite yoo xam ne dañu irresponsable seen réew soxalu leen trop li leen soxal mooy nan la ñuy xeexee nan la ñuy reyante ba jot ci nguur gi donc li daloon IBK mooy li ñu naan impopularité mooy ñu contesté ko imam yi société civile bi ak politiciens yi yëpp na la jàmbaarloog moom ba coup d'état am ci ñuy fàttali rek ne Soumaïla Cissé mi nga xam ne moom la doon xëccool ci presque ñaar fukki at moom tamit génn na àdduna mu nekk tey jii benn page boo xam ne tourné nañ ko ci Mali beneen ère mooy ubbeeku ère nag li ñu woowee incertitude la mooy Mali xamuñu fu mu toll xamuñu tayam Mali ëllëgam tamit xaw na dëndam lool
xëy na nag ci semaines yi di ñëw wala ci weer yi di ñëw nit ñi am ci lu gën a leer. ñu des foofii sa Mali ak li nga xam ne moo fa xew jamono ji di embargo bi nga xam ne CEDEAO def na ko Mali ginnaaw bi nga xam te ne bi ñàkk déggoo dox na digganteem ak ña yoon nguur gi jamono ji di takk der ya ñi nga xam ne ba société bu réewum Sénégal si njiital ki nga xam ne moo di Birahim Seck mi coordinateur ba ñaawlu na doxi nga xam te ne bi CEDEAO doxi na ko si moom li mbir donte nee na àndul benn yoon si foqatik nguur maanaam coup d'état ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Mountaga Kane. Forum civil en tant qu'organisation bu représente Transparency International position dafa leer position de principe mooy du mës a d'accord ñuy tëj ay frontières ci ñoo xam ne waxuma sax du suñu dëkkandoo nga xam ne ñoo xam ne suñu dëkkandoo nañ déjà position de principe mësuñu d'accord ci tëj frontières yi nga xam ne CEDEAO jël na ko contre le Mali. beneen bi mooy position de principe Forum civil mësul d'accord également ci coup d'état loolu moo bëgg mu leer. mais dëkk bu nekk ak peuple on peut pas être plus royaliste que le roi on ne dit pas que maliens yëpp ñoo bëgg la junte mais en tout cas maliens yi wane nañu ñu si ëpp bokk li ñu gis ils ne sont pas contre la junte donc on ne peut pas être plus royaliste que le roi li ñu mën def mooy fexe ba Mali CEDEAO ak Union ak Nations Unies travailler ba nga xam ne dinañu am un gouvernement boo xam ne dafay revenir à l'ordre constitutionnel mais dafay wax benn affaire encore une fois Mali dafa nekk pays spécial dafa nekk pays boo xam ne dafa jànkuwanteeg ak problème insécurité dafa nekk pays boo xam ne dafa jànkuwanteeg ak wàllu terrorisme te bis bu ñu fexee ba nasaxal Mali on va dinañ ci wax sauter un verrou boo xam ne dinañ may doole terroristes yi dinañ gën a xuus ba ñëw Afrique bu l'Ouest. réewum Sénégal ñu ngi jëm si paluñ gox di élection locale ñaar fukki fan ak ñett si weeru yi nga xam ne moom ñu nekk di ay jongante yoo xam te ni bi nag gët yëpp ñu ngi koy bàyyi ak xel yi fii nga xam te ni ville bu Ndakaaru ñu koy dagaan baat bi si bopp moomel gi bëri na nekk ay njeextal yoo xam ne am na ko ci wàllu politique si jàngatub ki nga xam te ni bi moo di Doudou Ndoye mi nga xam ne moom dafa jàpp ne ñi nga xamante ni bi ñoom la ñu nar a jox boppu mairie bu Ndakaaru am na aw laaj bu yaatu woo xam te ni war nañ koo doxee ngir wàllum politique yi bañ a am njeexital gu métti si li nga xam ne moo di doxinu wala nekkinu ñi nga xam ne ñooy yeew si Ndakaaru dina gën a métti sax bu fekkee ne ki nga xam ne mooy gañe mairie bi bokk ci nguur gi loolee mooy gis-gisam del si waat na nag si mbiri suuf yi nga xam ne moo nekk ca aéroport bu Léopold Sédar Senghor ba woon ak li nga xam ne moo ci am ni ñàkk déggoo kaddu yi nga xam ne ki nga xamante ni bii moo di Pape Diop mi dagaan baatu askan yëkkati na ko dëppool ak gis-gisam moo nekkoon ganuk Mame Ibra Kane jeudi dimanche ñu del si waat Seck Abdourahmane Li. On vit avec ce qui existe. kenn mënul tere Maître Doudou Ndoye wax lu moo xalaat tax mu fësal kon ñàkk yaakaaram ci yéene gi nga xamante ni candidat yi ci joŋante gox yeeg gox-goxaan yi fësal nañu ko ngir buñ leen tabbee ci bopp bokk moomeelu Ndakaaru muy juróom-ñaari candidat yu nekk tey ci terrain bi di campagne muy ay góor ak it benn jigéen yu nar a xoolaat bu baax seeni yéene ngir Ndakaaru. La gestion de la ville de Dakar n'a plus aucun intérêt particulier. anam gu ñoo gérer ville bu Ndakaaru amul benn intérêt bi tax kon ñuy wax Dakar ville la boo nga xamante ni kenn mënatu fee dëkk fàtte nañu defar ay jardin fàtte nañu jëmbat ay garab fàtte nañu sax mbégte bi nga xamante ni nit ki war na ko am bu nammee doxantu lenn rek la ñu xalaat Dakar muy maanaam am gi jaarale ko nag ci ay tabaxu bâtiment moo waral kon daanaka Dakar yépp ciment la doo ci dund ba am ci mbégte bi nga soxla lan la ko nga xamante ni kon maire la fi mën a def gisuma ko te immeuble yi loolee xam nga ni mënul nekk yokku tali yi loolu it xam nga ni mënut a nekk xëy na jëmbat garab ba noppi fexe ba bërëbu fajukaay yi ñoŋ. Des arbres et améliorer les dispensaires. Il y a des impôts nouveaux. li ko gën a yées di li nga xamante ni Maître Doudou Ndoye mi ngi kaa méngale gént si ki nga xamante ni moom la ñu nar a fal ci bokk moomeelu Ndakaaru ngir mu doxal juróom-ñeenti domaine de compétence am yi ci ñàkk déggoo ak nguur gi. muy déggoo kon bu mënul ñàkk diggante nguur geek njiitu bopp moomeel Ndakaaru ci gis-gisu président de l'Union pour la République. C'est l'État en tant que État qui est le maître de cette mairie. nguur gi moom mairie bu Ndakaaru jaarale ko kon ci gouverneur am préfet wam ak it sous préfet wam mani dara mu ñu ko def Ndakaaru te nguur gi àndu ci kon ki nga xamante ni dégguwul ak nguur gi fii mënul def dara fii ci Ndakaaru ndax nguur gi moo fiy doxal. li ma bëgg a wax foofu mooy ki nga xamante ni moo ëpp chance fii ci Ndakaaru mooy ki nga xamante ni moo gën a déggoog nguur gi. Ceux qui ont le plus de chance d'être en accord avec l'État. Maître Doudou Ndoye lu ma bëgg a wax dafa leer mu ni nga xam ne ni juróom-ñaari candidat yi nga xamante ni ñu ngi jéem a jot ci bokk moomeelu Ndakaaru
ku ñu si fal mënul soppi dara si Ndakaaru jiite ko rek lay def si juróom-ñaari candidat yooyu ñu mën ci lim ku ci mel ni Pape Diop nekkoon fi njiitu bokk moomeelu Ndakaaru di xamle ni suufuk aéroport Léopold Sédar Senghor dañ ko war a delloo lébu yi muy lu maître Doudou Ndoye mënta dégg jàpp na ni commune Ngor Yoff Ouakam mënta wax fenn ni moom suuf yooyu. Mais restitution des terres, cela suppose qu'on restitue à celui qui fut propriétaire. bu ñu la delloowee mbir daa fekk kon nga moom ko njëkk foog ñu wone preuve bi nga xamante ni mooy wane ni Yoff moom li muy laaj waxi moomeel nag laay wax li may wax bàyyi si xel bu baax est-ce que sama maamaat moomoon avenue Lamine Gueye foofu laa dëkkoon pourtant mais musuñu ko moom jamono ju njëkk jën nag ay baax la woon rek yu ñu xamee woon ab communauté benn loi amul woon ñi xam droit foncier dëgg xam nañu may wax xam nañu ne benn loi bu jëm ci wàllum suuf amul woon ci ay atum 1850 fii ci réew mi. Au Sénégal. du force kon waaye maître Doudou Ndoye jàpp na ni pexe am na jàpp na ni ñi nga xamante ni ñooy kilifay commune Ngor Yoff Ouakam war nañoo mën a sàkku si nguur gi delloo leen suuf yooyu ngir ñu fexe kon yaatal seeni commune. maître Doudou Ndoye moom tamit dellusiwaat na si li nga xamante ne bii pencum ndawi réew mi gàntal nañ ko li tukkee woon ci ànd sàmm jikko yeeg yenn si ndawi réew yi nga xam ne bëggoon nañ ñu jàppee mbiri góor jigéen ni ku ko faat bakkan loolee nag antuwul mu jàpp ne sax sémb woowee dafa dëppoowul ak li nga xam ne moo di yoonal te mën na indi kawteef si réewum Sénégal yi kàddoom la ñu teewloo ko si micro Mamadou Ibra Kane. Mais cette proposition de loi est un scandale. boobule proposition de loi ab scandale la Sénégal nii rek dañuy jógee ci scandale bi dal ci beneen ay xalaat la yoo nga xamante ne kenn xamul fu ñu koy jëlee indil ñu ko gis nga bu ñu kenn sonal ak wax yi am naa tey juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett gis naa lu ne ci dëkk bi ma nekk gone di am juróom-ñetti at jàpp fukki at suñu yaay yeeg suñu tante yi bu ñu daan dem sabar ay góor jigéen la ñu doon feccandoo la ñun sax yenn saa yi dañu ci daanu jux di feccandoo ak ñoom bu ñu paree ku nekk dem sa yoon. société gi ñu nekk société lay la maanaam nekkuñu ci société wo nga xamante ni diine moo koy doxal nekk nañu it ci société wo nga xamante ni dañuy toléré yu bëri ñetteelu mbir mi mooy nañu moytu kon dellu ci jamono yi njëkk yi nga xamante ni kon dañu jox rek tuumal nit bugguma nag ñu jaxase criminalisation góor jigéen ak délit bi nga xamante ni jamono ji mu ngi ko nekk damay sax gën a xuus ci wax ji jàpp naa ni délit bi nga xamante ni góor jigéen nekk na ko ci réew mi dañu ko war a dindi. lan mooy góor jigéen mën nga gis ku romb te loxo moroomu góoram nga ni góor jigéen la parce que rek daa tee loxoom man nag dama jàpp ni du yoon te ànduma ci bu ñuy waxi mariage pour tous nag loolee bokkul ndax day fekk nguur gi ànd ci te loolu moom ànduma ci benn yoon. À consacrer l'homosexualité. ñu jëlee Ndakaaru wutali fi nga xam ne moo di Cameroun Bafoussam fa nga xamante ne bii fa la ñuy amale yenn jongante yi ci Coupe d'Afrique ba waaye nag gëstu bi nga xam ne moom la ñu fay def muy dem ak dikki ga foofee bari na si ñoo xamante ne bii ngir seen dem ak dikk nu mu gën a yombee lu ñu duppee ay moto taxi la ñuy jëfandikoo foofee naka lay mbir yay demee si wàllum koom-koom suñuy ndaw yi nga xamante ne bii ñu ngi ñu teewal foofee sa Bafoussam Babacar Ndiaye Sékou Seydi def nañu si gëstu ñu teewlu. mooy moyen de transport bi nga xamante ni moom la ñu gën a jëfandikoo ci Bafoussam ñu gën koo xam ci tuuru Benskin moto nekk loo xamante ni askan wi fii ci dëkk bi nga xamante ni mooy Bafoussam moom la ñu daal di préféré. Les moyens de transport sont restreints. On n'a pas de... Les routes aussi. Les routes ne sont pas très bonnes. C'est la raison pour laquelle il n'y a que les motos qui permettent de rallier les coins les plus difficiles. C'est la raison pour laquelle les gens adorent les motos. bu fekkee ne ñenn ñi lu mu accessible moo leen ci neex am na ñoo xamante ni ñoom confort ak sécurité la ñu tàmm Duplex Guévou mi ngi door a pare liggéeyam moom mi nga xam ne ab infirmier principal la taxi moom la gën a wóolu moto. Le taxi parce que c'est la sécurité, c'est la garantie. Et si jamais il y a un accident, ça ne peut pas. La répercussion, les séquelles que je vais avoir ne peut pas être les séquelles comme quelqu'un qui est tombé sur la moto. fii dawalkat moto yi ak seeni client kenn ci ñoom du jëfandikoo casque de sécurité. Et quand on met le casque, quand on vous interpelle, vous ne comprenez pas. Et si vous êtes avec le casque, la voiture klaxonne, vous n'allez pas bien comprendre. C'est pour ça qu'on ne met pas le casque. Mais quand on va à l'axe, on met le casque. ci wetu moto yi am na taxi jaune et noir
waaye bi nga xamante ni Benskin yi ñoom commencé nañu bëri ci dëkk bi ba tey Thierry Martial ak ay ñoñam dañoo tàmbali am jafe-jafe. Il porte à vif prix, donc à tout prix quoi. Oui. Et nous les taximans, nous sommes appelés à payer tous les papiers, l'assurance, visite technique, impôts, stationnement, carte bleue au transport, du coup. donte sax am nañu avantage yi nii yëpp waaye ñi nga xamante ni dañuy dawal ay moto taxi ñoom itam mun cee génn. Enfin, nous on travaille très bien, mais aujourd'hui, puisque la vie est devenue, on s'arrive plus à rejoindre deux bouts là. Aujourd'hui, on joue presque plus que le maintien. fii ci Bafoussam transport en commun amu fi ngir rek askan wi mun a déplacer wu tax na ñi ci bëri ci ñoom daal di préférer jël moto yi ñu gën koo xam ci Benskin. di leen jaajëfal Sékou Seydi ak Serigne Saliou Babacar Ndiaye ak Cheikh Diop ñi nga xam ne ñu ngi toppal jongante yi foofee sa Bafoussam dafay fi gëstu yu am solo 19 jot na seen comme si Dakar fii la ñu yëkkatee jotaay bi.